asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal ak fépp fi ngeen manti nekk tey jii dama fas yéene waxtaan ak yéen ci situation suñu compatriotes yi nga xam ne ñoo nekk ca Proche et Moyen-Orient mais surtout suñu compatriotes yi nga xam ne ñoo nekk Liban ca Beyrouth. Comme ni ngeen ko xamee suñu doomu réew yi nga xam ne ñoo nekk ci réew moomu la lim ba ca gën a bari ay jigéen lañu. ñaari at ci ginnaaw bi ma demoon Liban li ma ca fekk ci góor fukk la ak ñaar muy 12 personnes juróom yi ay étudiants la woon juróom-ñaar yi ñoo xam ne am nañu activité wala di dundee leneen ñii nekk fa ak seeni mbokk. sénégalaises yooyu bi ma leen fekkee ci li nga xam ne mooy témoignage yu exclusif yi nga xam ne jëli woon nañ ko fa moo di ñoom seen jàmm mu ngi jeex ci bu ñu duggee ci avion génn Sénégal. Parce que bi ñuy dem dañ leen di nax pour la plupart ñi doog a dem dañ leen di gëmloo ni ay contrat lañ leen di utal pour ñu nekk ay vendeur wala ñu nekk ci ay usine am na ñeneen sax dañ leen di wax ni ci ay bureau ngeen di dem keroog bu ñu yeggee ci aéroport bu Beyrouth la seen jàmm di dem parce que dañuy récupérer seen passeport dugal leen ci centre de rétention ñu nekk fa ñu bari ak ñeneen ñu jógee dëkk bu nekk foo xalaat ci àddina bi ñu mel ni ay bàyyi ma. ba bu seen patron ñëwee mooy doog récupérer policiers yi jox leen seen passeport ñu daal di récupérer nit ki yóbbu ko lu ñuy njëkk def dafa mel ni nga jënd sa xar di ko yóbbu ci vétérinaire xool ndax wér na wala wérut ndax amul ay feebar ca ëllëg sa lañ leen di jël doog leen dugal ci ay kër bu fekkee ne bëri na sénégalais yi nga xam ne am nañu fu ñu tëdd lim ba gën a rëy ñooñu ci ay salon la ñuy fanaan ñi ne la ci ay waañ la ñuy fanaan ñi ne la ci ay balcon la ñuy fanaan ak feneen ak feneen. te ku xalaat ni war nga mën a dëkk lu mel noonu mën nañ xalaat ne est-ce que xaalis a tax ñuy dem déedéet parce que bu fekkee ni ñi nga xam ne yàgg nañ fa am nañu yeneen porte yu ñu mën a fëgg mën nañu gagner jusqu'à $600 mu mel ni à peu près ay 300 000 400 000 francs CFA ñi nga xam ne ñu ngi doog a dem ñooñu salaire ba ca gën a rëy du weesu 100 000 francs CFA muy $200. ndaxte dollar bi mooy mën a tax sénégalais yooyu mën a dajale xaalis pour mën ko yónnee Sénégal seeni condition ñun ñaari at ci ginnaaw defoon nañ ci ay interview yu bari mais li tax tey ma def vidéo bi c'est que suñu compatriotes ñu ngi dund lu métti ci Liban li ko waral bien avant Covid-19 bi sénégalais yi ca Liban si boppam moom moo am problème ndax dollar bi nga xam ne moo leen daan permettre ñuy mën a fay jànk yi ñuy mën a liggéey yenn yi dollar moo fa amatul ci réew mi depuis le 17 octobre 2019 tax na képp ku fa nekk tey bu ñu lay fay dañ lay fay ak livre libanais te xaalis boobu du génn tax na suñuy compatriotes yi nga xam ne doon nañ am ba ay 400 ba 500 ba $600 tey jii bu ñu amee sax moitié bi dafay rëy si ñoom ña daan jàppale seen famille lu weesu ay weer mënatuñu ko def boole ci tey situation Covid-19 ñëw le peu de liberté bi nga xam ne doon nañ ko am chaque 2 semaines wàcc dem tasee ci foyer entre sénégalais mën a waxtaan loolu amatul kenn ku ne yaa ngi tëju ña doon fanaan ci balcon bi dañuy continuer nekk ci balcon yi duñu mën a dem souffler dem seeti seeni mbokk sénégalais ña nga xam ne seeni patron mën nañ leen fay ba léegi la plupart du temps moitié lañ leen di fay ñu nekk ci ay situation yu doy waar. Liban am na ambassade ca Sénégal mais Sénégal amul ambassade ca Liban tax na suñu compatriotes yi bu nu jaaxlee lenn moo fa nekkoon benn consulat boo xam ne pratiquement il faut nga wër wala tase koo xam ne xam na fa pour mu mën la yóbbu parce que amul fenn ci biir Beyrouth foo xam ne am na panneau bu lay indiquer ni fii mooy consulat bu Sénégal. amul benn panneau fenn foo mën a gis drapeau Sénégal buy lonku boole ci leneen ki nga xam ne moo doon consulu Sénégal ca Liban benn mag la boo xam ne faatu na gannaaw bi mu gaañoo doomam bu góor boo xam ne xamul dara ci Sénégal moom lañ jël daal di ko dënk li nga xam ne mooy représentation sénégalaise foofu ca Beyrouth te kooku it lu dul peut-être yenn signature yi mënul lu bari. Il faut impérativement nga jóg dem ba nga xam ne mooy Abdoul Ahad Mbacké muy consul ba nekk Kuwait City pour mu régler situation yi mais dafay niroo ni aggraver situation bi le consul ba ambassadeur bi di gën a def que régler ay problème
ñaari at ci gannaaw bi ñu fa demee ñun def ay interview ambassadeur bi bu mu gisee situation bu mu gisee suñuy interview au lieu que mu ñëw bu fekkee ne xamuloon situation sénégalaise yooyu mu ñëw enquérir pour mu jéem ko régler dafa convoqué réunion ci benn salle bu mag boo xam ne sénégalais yëpp wuy si ko mu xamal leen ni waruñu waxati ak ay journaliste ñi nga xam ne waxoon nañu ak man mu menacé leen mu xas leen mu xarab leen devant le public mu di loo xam ne kenn xaareewu ko ci ambassadeur parce que ambassadeur dañu xaroon mu rataxal diggante réewam ak réew bu ñu ko yónni mais muy jéem a xool naka lay taxaw dimbali sénégalais ci tënk sénégalais yi amuñu kenn ku leen di dimbali, amuñu kenn ku leen déglu foofu ca Beyrouth. tax na jamonoy Covid-19 bi dafay nekk situation bu doy waar si ñoom seen yaakaar bu ndaw seen lueur d'espoir ñu ngi ko doon gis ci fond Covid-19 gannaaw bi ko président de la République dafay déclaration ne dina leen dimbali pour que ñu mën a am lu ñu mën a passé jamono ju metti bi fonds yi ñëw nañu def nañu liste ñi nga xam ne mooy les bénéficiaires des fonds Covid-19 ñun jot nañu ci liste de ces bénéficiaires là li ñu jaaxal mooy la ay présence su tuuru ay libanais yi nekk ci liste bi moo nu jaaxal ñu ko laaj xamal nañu ni libanais yooyu nekk ci liste fonds Covid 2019 bi ay sénégalais lañu parce que dañuy voter am nañu carte nationale d'identité kenn weer diwul leen seen sénégalité mais ndëgëm fonds yi indiwuñu ko pour tous les sénégalais dañu sénégalais yi nga xam dañ nekk ci ay situation yu difficile foog nañu ni foofu ca Beyrouth du libanais yi nga xam ne am nañu nationalité sénégalaise ñoom ñoo nekk ci ay difficulté foog nañu ni ñu gën a nekk difficulté mooy ñi nga xam ne doon nañu fayee ko 100 000 francs te tey ak situation bii mënuñu fayee ko sax 50 000 francs mooy ñi nga xam ne amoon nañu possibilité dem rencontrer seeni compatriotes pour nooyi chaque 2 semaines te mënatuñu ko def parce que bëri na ñoo xam ne tey ñu ngi uti buntu bu ñu fëgg pour ñibbi bëri na ñoo xam ne ñu ngi uti buntu pour fay lu ñu lekk sénégalais yi ba léegi dégguñu kenn ku dee dégguñu kenn ku fanaan ci mbedd bi waaye yenn communauté yi muy éthiopienne muy communauté bu Ghana muy communauté bu Côte d'Ivoire ñooñu yuuxu nañu wóorlu ba daw fekki seeni ambassade ba ñu organiser ay vol de rapatriement indi leen seeni dëkk ñun Sénégal amuñu benn représentation ca Beyrouth lañ fa am mooy benn consulat boo xam ne pratiquement xanaa nga xam fa pour nga mën a demi foofu ñi nga xam ne ñëw nañu parce que bu fekkee ne sénégalais yoo xam ne feeñu nañu seeni mbokk ba ñu xam ne diw mu ngi fii ñu ci bare ñu ngi ci dëkk boobu xamuñu benn sénégalais bu ñu gis pour signaler leen seen situation tax na bu ñu gisee lu mel ni fonds Covid nga xam ne nañu sénégalais yu gën a néew di doole lañ ko yónnee mënuñu comprendre naka la ma ambassade ba organisé wu ba mën koo jox ay libanais même bu fekkee ne am nañu nationalité sénégalaise parce que def nañu ñoom seen train de vie seeni moyens moo ëppale jànku sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk Beyrouth parce que 99% sénégalais ya nekk Beyrouth ñëpp ay jànk lañu ay mbindaan nañu ci ay situation yu doy waar la ñuy dund. wax nañu ak ambassade ba taxaw nañu en un moment dootuñu joxati information woote nañu ministère des affaires étrangères bu Sénégal pour comprendre sur la base de quoi la ñu jox ñooñu ay fonds Covid. alors que sénégalais yu bare sénégalais plutôt yu bare yi nekk Liban ñooñu kenn joxu leen dara kenn joxu leen benn justification ministère des affaires étrangères xamal nañu ni c'est une première tranche moo ñëw deuxième peut-être tranche dina am wala troisième tranche dina am yàlla rek a ko xam mais lu ñu bëgg ambassade ba tontu ci lu ñu bëgg ministère des affaires étrangères tontu ci mooy lan mooy critère bi tax ay libanais ñu mun leen jox ay fonds Covid 19 alors que ay sénégalais yu nekk ci ay situation yu métti kenn faalewu leen kenn tontuwu leen mu bañ a nekkaat comme la ñu dundoon ca gannaaw mooy ñan ñoo jox journalistes yi liste des bénéficiaires parce que daf ñu yóbbuwaat ci beneen climat de terreur et de psychose boo xam ne suñu compatriotes yi ca Liban ambassadeur ba ak ambassade ba dunduloo nañ leen ka parce que fonds yi bi ñu koy yëkkati
dañu ne sénégalais yu nekk ci ay jafe-jafe ñoom lañ koy dimbali sénégalais ya nekk ca Liban au-delà de ces fonds Covid-19 sëdd bi nga xam ne FAISE mu ngi koy jàppale ci financer ay projet wu sénégalais ya nekk ci bitim réew ñoom masuñu cee bokk alors que ay sénégalais lañu ak ay sénégalaises à part entière boole ci ñu ci bari ay boromi projet lañu bàyyi njaboot bàyyi ay projet Sénégal kenn mësu leen ci dugal ci dara moo di saa yu élection ñëwee dem nañu seeti leen am nañu fa bureau surtout APR am na fa bureau foofu ca Beyrouth lépp lu muy def comme seeni voix ci élection compté nañ ko kon bokk na bu réew mi dajalee alalam danañ ko jàppale suñuy mbokk ya nekk ci jafe-jafe ñu mën leen a xalaat suñu mbokk yi nga xam ne ñoo bokk nañ ci ñu gën a néew doole te nekk Liban te saa su ñëwee ñu beddi leen ñu génnee leen au-delà de l'ambassadeur Abdoul Ahad Mbacké au-delà du ministre Amadou Ba c'est le chef de l'État le président Macky Sall moom la ñuy invité parce que situation bi am ci Beyrouth ci écho yi ñuy am foofu it bu ñu amee ay preuves ak ay documents danañ ko publier la même chose mu ngi passé un peu partout donc fonds Covid bi bu fekkee ne xañ nañ ko réew mi ne nañ ko jox doomi réew mi ñi nekk bitim réew nañ ñu jox tous les éclaircissements qu'il faut mu leer ni xaalis bi ñi nga xam ne ñooy les principaux bénéficiaires ñoo ci jot loolu mooy li ma bëggoon a waxtaan ak yéen ci vidéo bi jërëjëf.